asalaamaaleykum amateur football yi ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi soxal actualité foot ak mercato mercredi 12 août 2026 waaye laata loolu yow mi nga xam ni gën nga ci page te abonné go ñu ngi lay ñaan nga abonné activer cloche notification bi bu ko defee nga bañ a raté bépp vidéo boo xam ne ñu ngi koy dugal fii ci chaîne bi bu leen fàtte tamit di amee vidéo bi amee leen vidéo bu baax a baax. dañuy door xibaar yi ak kii di Iliman Ndiaye di joueur sénégalais bi nekk foofee ci Everton moom nag ginnaaw ba mu refusé opportunité ngir daal di rejoindre ca club saoudien boobee di Al Hilal moom joueur sénégalais bi li mu choisir nag mooy daal di des foofee ca Premier League ba moom nag des ca Premier League ba la bëgg moom ailier bi nekk foofee ci Everton ginnaaw bi mu rejeté ngir amal transfert daal utali fële ca Arabie Saoudite rawatina nag benn offre importante soxal wàllu koppar boo xam ne nag proposé nañ ko moom Iliman Ndiaye nag li mu bëgg mooy continuer des foofee ci Angleterre moom nag loolee mooy décision bi nga xam ne jël na ko moom joueur sénégalais bi buñ sukkandikoo ci Fabrizio Romano. ginnaaw buñ jógee foofee dañuy jàll dem fekki ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Galatasaray di club turc bi ñoom nag dañoo identifier milieu de terrain argentin bi nekk foofee ca Liverpool di ak Alexis McAllister moom daal lañ daal di ciblé comme benn milieu de terrain boo xam ne nag moom lañ def seen priorité ndax ñoom li ñu bëgg mooy renforcer seen milieu de terrain ba tax ñu daal di ciblé ki nga xam moom mooy joueur argentin bi am te lu tolloo ko ñaar fukki at ak juróom-ñaar di 27 ans ñoom champion Turquie moom la ñuy bàyyi gët ngir nag daal di explorer ay conditions ngir amal ab transfert moom McAllister nag dafa nekk ci contrat dafa nekk sous contrat ak Liverpool ba tax na nag club anglais bi nag ñoom ci wàllu jaay beeg yooyu nag waxuñu lu ci jëm ba tax na nag fu mu toll nii nañ toog du xool fan la wàllante di mujjee gëtam soxal li ni mel la ginnaaw bu ñu jógee foofee ñu daal di jàll demaat ca Al Hilal gi nga xam ne ñoo bëggoon kii di Iliman Ndiaye ndax Al Hilal googee tamit ñi nga xaman ni ñoom dañoo visé kii di Victor Osimhen di attaquant nigérien bi nekk foofee ci Galatasaray lañ daal di visé ginnaaw nag benn transfert boo xam ne ñu ngi ko estimé lu tolloog 65 millions d'euros la ñu estimé booy transfert ndax club saoudien bi nag ñi nga xaman ni ñoom li ñu bëgg mooy daal di jéem a séparé wu d'abord ak kii di Karim Benzema bi nga xam ne ma nga fa bu ko defee nag daal di fexeenu kii di Victor Osimhen daal di ñëwee foofee seen club. est-ce que Osimhen dina fa utali am dafa utali li ci kanam raw li gët nañ toog du xool fan la wànnenti mu jëkkatam ginnaaw bu ñu jógee foofee ñii di Inter de Milan di club italien bi dañoo envoyé benn offre officielle ñii di wax Tottenham soxal joueur bi di turu Jet Spence de joueur anglais bi nekk foofee ca Tottenham ñii di Inter nag li ñu bëgg mooy jëm ko faa jëlee ngir indi seen club ba tax nag waxtaan ya ma ngay wéy ci diggante ñaari club bi ci benn montant boo xam ne nag dina supérieur 30 millions d'euros Spence moom joxe na accord am ngir nag daal di utali fële ca fi nga xam moom ci Inter ginnaaw nag ci condition contrat bi nga xam ne Inter proposé na ko moom jour bi nangu na ko ba tax nag fu mu toll nii Inter et le club espère désormais parvenir à un accord entre club Inter ak ñi di waa Tottenham voilà ñi ngi waxtaan ngir amal accord bu ko defee nag moom joueur bi mën a utali foofee bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano ginnaaw bu ñu jógee foofee dañuy jàll daal di des ci Inter googe seen beneen joueur di woy ci turu David Fratesi ñii di waa Lazio nag ñoom jege nañ ngir amal accord bu ko defee nag daal di jëlee foofee ci Inter daal indi seen club moom joueur bi ñii di Lazio ñoo ko bëgg a indi foofee ginnaaw ab offre boo xam nag envoyé nañ ko sax tey ci suba proposition désormais valant un package de 15 millions d'euros maanaam nag montant ba mu ngi toll ci 15 millions d'euros bu ànd ak frais de prêt ak amaale tamit lii di clause d'achat boo xam ne nag am na ca boo xam ne nar naa nekk lu obligatoire ba tax na nag kon nañ toog di xool fan la leen di mujjee gëtam soxal kii di Lazio ñii di waa Lazio ak David Fratesi nekk ko fa ci Inter de Milan ginnaaw bu jógee foofee dañ jàll utali ci Espagne dem fekki ñii di waa FC Barcelone nag ñi nga xamal ni ñoom dañoo daal di formuler beneen proposition verbale ak ñi di waa Manchester City soxal kii di Rodri boo xam ne nag mu nga toll ci 60 millions d'euros boo xam ne am na lii di bonus Manchester City nag ñoom ñu ngi insister ba léegi ci benn valorisation maanaam nag xayma joueur bi ci lu toll 80 millions d'euros ñoom daal loolu lañ ko xayma pour daal di jaay kii di Rodri waaye ñii di Barça nag ba léegi ñu ngi am confiance ñoom nag ba léegi ñu ngi am confiance ngir conclure bi la accord mu nekk nag benn accord boo xam ni nar naa dox ci diggante ñaari club yi waaye ñii di Barça ginnaaw li ñu joxe liñ teg ci table mi 60 millions d'euros yu ànd ak bonus waaye ñii di Manchester City nag ñoom ñu insister di laaj 80 millions d'euros ñoom nag 80 millions d'euros lañ bëgg ci Rodri est-ce que yéen Catalans yi nangu ngeen ñii di Barça fay loolu ci Rodri ngir Rodri ñëw foofee ndax Rodri nag nekkatul xale donte milieu terrain bu baax la mais nag 80 millions d'euros ci Rodri maa ngi leen bàyyi daal ngeen wax ma seen xalaat ci commentaire yi du ma commentaire donc mi ngi noonu ñu daal di romb foofu daal di dem fekk ñi di Inter de Milan ñoom tamit Inter moom tey sax nañ sàpp ci li nga xam moom mooy information yi Inter ñoom nag ñu ngi maintenir seen bopp jëme ci ki nga xam moom mooy Curtis Jones ñoom nag duñ ko bëgg a jëlee foofee seen cible prioritaire la te loolee nag depuis ca mois de mai ñi ngi topp kii di Curtis Jones di joueur anglais bi nekk ko fa ci Liverpool te ñoom li ñu bëgg moo jëlee ko foofee
moom joueur bi nag ñii di Inter liñ bëgg sax mooy amal ab transfert ci benn montant boo xam ne nag nar nañ ko xayma nañ ko ci 35 millions d'euros. Inter nag ba léegi defaatuñ proposition bu yees ndax nag ki nga xam mooy David Fratesi mi nga xam ne sànq maa ngi leen ko doon wax Lazio ñoo ko bëgg faaw mu jugee fa nag bu fa jugee Inter nag dinañ tenté waat de nouveau lancé wu jëm ci kii di Curtis Jones di joueur anglais bi nekk ko fa ci Liverpool ngir mu ñëw foofee kon loolu dossier à suivre la. ñi di waa FC Porto dañoo informé club italien bi di AS Rome tey ci suba di leen xamal ni nag ñoom dañoo liñ bëgg daal mooy am ay meilleures conditions pour nag li nga xam moo soxal wàllu clause d'obligation d'achat bi. ginnaaw gi ci lañ dinañ jox seen feu vert soxal ki nga xam ni moom mooy Rodrigo Mora ndax Rodrigo Mora di joueur portugais bi nekk ko fa ci seen club ci FC Porto le club italien bi di AS Rome bëgg a jëlee foofee ba tax nag ñii di waa Porto nag ñoom waaye dañu bëgg daal ñi di AS Rome waa teg ay conditions yu leer waa soxal li nga xam mooy clause d'option d'achat beeg yeneen yi ci aaju kii di Villas-Boas di li nga xam mooy je pense directeur bi xaw ma directeur sportif xaw ma président je pense voilà moom nag mi ngi incité moom nag mu ngi insister sur le point que boobee transfert nag mu antu ngir ñu approuver ko ba tax na daal kon nañ toog di nañ xool fan la wane mu jëgg itam soxal ñi di waa AS Rome ak Porto soxal mbiru transfert joueur bi di Rodrigo Mora kii di Fabrizio Romano mu nga xam ne nag tout le reste a été convenu et tout se résume au mécanisme d'obligation d'achat kon donc obligation d'achat bi mën nañu wax kon moo ci des voilà ngir nag kon transfert daal di am soxal boobu joueur. ñi di waa ñi nga xam ñoom ñaar Besiktas moom jour bi sax laay wax di woo ci turu Dusan Vlahovic nekkoon fa ca Juventus daal na utali ca Besiktas waaw mu nekk benn accord verbal boo xam ne trouvé nañ ko attaquant serbe bi dina fa utali mu nekk benn contrat boo xam ne dem ba juin 2029 mu nekk contrat wu ñetti at boo xam ni moom daan na ko signé kon nag moom li ci topp mooy mu dem matal li di visite médicale yi te loole te moom tey ji sax lay amal voyage ngir utali foofee moom mi nga xam ni nag moom mooy Dusan Vlahovic di joueur bi nga xam ni ma nga woon foofee ca Juventus. Aston Villa parvenir nañ daal di amal accord mu nekk accord verbal ngir signer joueur bi nekkoon foofee ci Atlético Madrid di joueur italien bi di woo ci turu Matteo Ruggeri moom nag mu ngi ci yoon ngir jóge ci Atlético Madrid ngir utali fal ci Aston Villa ginnaaw accord boo xam ne conclure nañ ko montant transféré wala montant fixe boobu nga toll ci 25 millions d'euros yu ànd ak 1,5 million d'euros yoo xam pour bonus la. Ruggeri nag moom daal na accepté terme contrat yi examen médical yi ak voyage yi dina ko amal ci semaine bi bu ko defee nag moom dina daal di utali foofee ginnaaw gi mu amal visite médicale yi gën a mel après ñu daal koy présenté kon nag moom mi ngi ci yoon ngir utali foofee ci Aston Villa ginnaaw bu ñu jigee ci moom dañuy jeexal xibaar yi ak mbiru Ferran Torres moom ñu ngi ñoo xam ne nag du entraîner ak Barça suba ci mercredi ci ndax Barça nag suba lañu war a reprendre seen entraînement yi. moom du bokk ci entraînement yi li ko waral mooy waxtaan yi nga xam ne moo concerné transfert am ngir mu utali ca Paris Saint-Germain waxtaan yooyu nag dafa nekk ci njeexital yi waaye ci stade final yi la nekk ba tax na tous les parties sont d'accord pour qu'il évite l'entraînement pendant 1 ou 2 jours voilà bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano ñaari parties ci côté Paris Saint-Germain ak côté Barça d'accord nañ ci moom Ferran Torres suba du entraîner ko mën na toog lu tolloog benn jour wala ñaari jour benn fan wala ñaari fan yoo xam ne moom du ko entraîner le PSG étant censé finaliser le transfert de Ferran Torres avec le Barça après la Supercoupe kon ñi di Paris Saint-Germain nag ñoom noppi nañ ngir daal di finaliser bi le transfert après Supercoupe bi nga xam ne nag tey ji lañ ko war a amal tey lañ ko war a jogante seen digganteeg ñii di waa Aston Villa buñ ci noppee nag nañ jublu ci mbiru kii di Ferran Torres buñ sukkandikoo ci Fabrizio Romano kon li moo nekkoon xibaaru suba si ba ci kanam ñu ñëw ak yéen ci leen xibaar yi soxal actualité foot ak mercato bu leen fàtte di abonné di partager di liker ba ci kanam incha allah jaa ngeen jëf.